ci Sénégal président yi candidat yi fi jaar yëpp ñoom kenn mënul contre son bilan bu ñu teg PUDC dañ naan baax na waaye boo ñëwee dinaa yokk bilan bu ñu teg Promoville dañ naan baax na waaye boo ñëwee dinaa si yokk TER bi dañ naan baax na waaye xaalis bi dugal dafa cher mais je pense que transport ferroviaire amul fay transport de personne amul fay gis nañ Dakar ni mu amee embouteillage ba nit ñi bu ñu xëyee war a liggéey am ay jafe-jafe président Macky Sall désengorgé Dakar avec son TER le train express régional nga xam ni net promettre na dinañ ko indi ba Thiès donc tey vraiment Thiès war nañoo delloo njukkal le président Macky Sall avec autoroute Ila Touba tey je pense que Thiès ñoo si gën a donc tey je pense que ni candidat boobu war nañu loo xamante ni gis nañ ko mais surtout war nañu loo xamante ni mooy ñi ñoo si bénéficié wu donc ñu ngi xamal ne rek voté leen vote boo xamante ni mooy suñu njëriñ mooy le vote utile le 24 février waa Silema ku leen xam ni seen centre bii yéen rek ko moom ku ngeen bëgg mu gañe moo fi gañe te xam naa ne bu ngeen àndandoo nekk benn donc loolu am nañ ci yaakaar ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ngeen teel a jëli seen carte teel a yeewu teel a voté teel a am ndam di laa leen joxaat rendez-vous te ni yéen fi ñëw communier ak yéen mais aussi jàppale jigéen ñi loolu ñun duñ ci tàyyi duñ ci dam yéen jigéen ñi suñu préoccupation mooy yéen mouvement Siggi jot na li ko ñor mooy capacitation des femmes mais aussi le financement des femmes pour leur autonomiser de leur activité génératrice de revenus loolu mooy suñu gis mais aussi ndaw ñu aussi taxawu leen ci ay projets yoo xamante ni nañ ci mën a am ay emploi loolu je pense que loolu la ñuy dox te lu ñu wax def ko lu ñu mënul duñ ko wax te li ci ñu yaakaar donc waa Silema ak ñi ko wër ñëpp ñu ngi leen di xamal ni Thiès daa nekk ci opposition depuis 15 ans ñi ñu ko dénkoon dañuy tey la suñu dëkk jël maire yi tey la ñu dem seen yoon ba tey ñu taxawaat naan ñu ne ay doomu Thiès lañ dañ leen a war a falaat donc koo xamante ni mënul avancer loo quartier mënul avancer loo ville naka lay mën a avancer loo Sénégal donc loolu je pense qu'il faut être conscient de ça xam ni président Macky Sall c'est le candidat sérieux ñi si des ñëpp leneen moo leen animé yàq moo leen animé jaxase xel moo leen animé mais président Macky Sall li ko animé mooy le bien-être de la population pour que population mën a gis seen bopp. maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous 24 février si ngoon dinañ ñëw fii fête victoire bi ñun ak yéen jërëjëf. ñuy gërëm Silema net c'est parce que tey Silema bu dee Abdoulaye Dieng waaw c'est parce que Aïssatou Seck moo fi liggéey solo donc kii naxuma am na ñoo xamante ni loo leen jox duñ ko indi mais kii je pense que ni li ko li mu ngi siy def ba def si lu kawe njortam ba def si alalam donc kii bëgg na Abdoulaye Dieng mais aussi bëgg na président Macky Sall mais aussi bëgg na waa Silema jërëjëf merci beaucoup. lii am tey yàgg ngeen Thiès yàgg ngeen Sénégal di doxal waaye nag liy dox fii tey mos leen seetal Silema mukk ci télévision ne waa Silema ñoo fi nekk tey waaye nag lii ma ne mbooloo mii amu complexe nag ci li may wax ndax ñun ñoo ba ko ndey ak baay waaye dama ne di xamal ne daal ñun ñu ngi soog a gis suñu bopp tey yéen nag lu ngeen mënta wax ku ngeen mënta déglu it na ngeen ñëw bu fii ca man mii ndax tey su ngeen dugg ngeen Silema da ngeen amee gan yu bari yu wax ak yéen waaye nag li tax ma wax jël naa su maat jox naa leen lépp lu ngeen mënta wax fii mbooloo mi mosu ko am ci biir Silema yéen nag wax naa leen li ma leen wax ku ngeen mënta liggéeyal ku dul ñii liggéeyaloo kenn ngeen baal ma ak ñun mosu ñoo gis suñu bopp ci dara lii daal lay wax soxna suñu ngi lay sant di la gërëm. da ngeen doon wax doomu Thiès fii la ngi nii nag jàppale leen ko ci kaw ci kanam koo leen àndal merci Ablaye ànd ak moom siggi jël seen i carte àndandoo ak moom voter président Macky Sall fan ko premier tour président Abdoulaye Dieng vous avez la parole. wane na ni lii wane nañu rek Silema engagé wu nañ derrière le président Macky Sall ñu ngi leen di remercier ci seen engagement ak ci seen détermination ba choisir ki nga xamante ni mooy sunu candidat mooy le président Macky Sall ñun nag tey bu ñu amee sañ-sañ taxaw ñëw fii di wax c'est parce que ñi ñu fa yabaloon liggéey nañ fi liggéey bu am solo donc tey teeru bii wane na ko wane nañu liñ leen dox jot ngeen si
wane nañ aussi yaakaar gi ñu am si yéen yaakaar googu am na ñun nag amuñu dara lu dul Thiès tey su ma nekkee vice coordinateur du comité départemental Thiès Est donc je pense que sama mission mooy ma dox si quartier yi nekk ci Thiès Est yëpp te seulement kenn mënul wax Thiès Est te duñ leen ci limaale parce que da ngeen am électorat boo xamante ni yéen rek référence ngeen si président bu naree gagné wala du gagné donc tey fii suñu xel dal na fi xam nañ ni waa Silema lu ñu digaaleeg nit def ko bu kenn jàppee dëkk bi yëpp jàpp na te loolu ñun am nañ si yaakaar am nañ si firnde ni loolu le 24 février di ngeen ko matérialiser par des votes te vote bi na nekk vote utile te li may wax rek vote utile mooy ki nga xamante ni mooy président Macky Sall suñu ko votalee mooy suñu njëriñ waaye nag bu ñu ko votalul nag xaw ma ëllëgu Sénégal fu muy doon parce que ne serait-ce que stabilité dëkk bi rek dëkk bi nekk si jàmm dëkk bi nekk si dal ba réalisation yi nga xamante ni mu ngi koy prôné réalisation yi mu mën ko yeggale ndax au moins am na ay bilan boo xamante ni c'est palpable ñëpp teg nañ ci seen bët tey bu ngeen demee ba Ablaye Dieye di jóg di financer ay femmes c'est parce que engagement bi président Macky Sall am na moo tax ñu koy def moom moo tax ñu mën loolu ba koy def te loolu ñu ngi gën leen a ñaax ngeen dem jëli seen carte téye seen carte le 24 février ngeen teel a jóg dem votel ko di leen wax ni aussi meeting bi nga xamante ni président war na fee ñëw war na xam ni Thiès léegi jox na ko loxo te naka la koy xamee mooy une forte mobilisation bu ànd ak dal ànd ak jàmm ñu teeru suñu président bu ñëwee xam ni que maintenant Thiès a choisi le candidat de la vérité Thiès a choisi le candidat de l'endurance Thiès a choisi le candidat de l'émergence qui est le président Macky Sall mu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax. waaw Maodo Malick waaye tey dañ fee fekk ay responsable. un jeune respecteur koo xamante ni nii Thiès la juddoo yaroo fi màgge fi am fi teraangam retourné waat ni man bala maa mën a def dara danaa taxaw waa Thiès ci li ñuy dund ba mën a soutenir sama waa population ba bu ëllëgee teraanga ju ma bokk ak ñoom ba fu ma bëgg yóbbu Thiès ma jëmale fa Thiès mu di kan le président Ablaye Dieye mouvement Siggi Jot Na may tàccu li ma ko loxo baax a baax a baax a baax. benn chance nekk premier leader bu bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñëw seet si les étudiants de Macky Sall au niveau du campus scolaire mu nekk lu am solo Omar. Ablaye Dieye di ko gërëm di ko sant di ci teg Miss Thiam ak Omar Gueye ñu ngi leen di gërëm di leen nuyu di leen. ñun ñi ngi liggéey ak biir ñi ngi liggéey ci askan wi Miss nag dafa nekk koo xam ne nii joxoon naa ko ndawtal waaw dama ko joxoon ndawtal ci élection yi passé dama ko joxoon ndawtal te boobu xaw ma Ablaye ñu liggéey ab liggéey mu nekk liggéey bu rëy am na loo xam sax kenn du ko wax yaa ngi dégg baax li ma la dama ko ndawtal googu ma ko joxoon dama koy doolewaataat tey joxaat ko ndawtal dénkaat ko li ma bëgg nag waaw li ma bëgg moom xam na fi may waxe moom ministre xam na fi may waxe yaa ngi dégg teel yi yëpp yaa ko moom Ablaye ñii yow la ñuy wateel le 24 xaw ma le 19 nga ñi gagné élection yi yaa ngi dégg baax li ma la wax incha allahu ci loolu la ñu nekk mais daal li ma la mën a wax daal mooy que ni sa centre de incha allahu di nga ko gañ may def bu jéem laa booleeg Ablaye ñi ngi bi ma wooyee demuma parce que man maa yoroon stratégie daaw man maa ko yore woon am na nag dégg naa ne nag ñi ne am na ñoo xam am nañu 84000 signatures waaye seen 84000 signatures ñu yoruñu xaalis waaye ñi ngi dëkk ak askan bi je ne pense pas mais je croyais que olof dafa wax ni su fekkee da ngay jéggim ndox da ngay dem xaritoog borom gaal balaa bis bay ñëw waaye doo bàyyi ba ca bis ba nga bëgg a ñëw xaritoog borom gaal amaana boo joxee sa xaalis dina dem à terre kon donc ñun dañoo xaritoog nit ñi démb tey door a ñëw ñi ngi ci biir askan wi yow nag Ablaye moom li ma bëggoon a wax lépp sax mënu ma ko wax parce que gars yi mere nañ leen waaye yow nit ku baax nga yal na la yàlla jàppale parce que ku la jàppale Thiès la jàppale parce que am nga ambition bëgg nga li ngay def te am nga yërmande am nga sutura mën ngaa jàppale doomu aadama kon yal na la yàlla jàppale asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu. salaam nag dañoo ànd ak Miss Thiam ak Omar Gueye di ci sant bu wér nag tawuñu ci benn yoon ba formation ñëwee dañoo fayal ñu def formation ba parrainage dikkee dañoo ànd ak moom parrainé ba mu jeex mu am lu des nag muy Ablaye Dieye ñëw suñu secteur
gis suñu groupement suñu waa koñ gis ko ñu nag ñoo ngi ci ginnaaw Miss Thiam engagé wu nañ ci Macky Sall engagé wu nañ ci Ablaye Dieye te duñ ci dellu ginnaaw benn yoon. sant Miss Thiam moom mi ñu booleeg Ablaye Dieye ba ñu nekk 11 groupement yoo xam bés ni ku ci nekk sa formation mat na defoon nañu formation saabu mu mokk mu def nañu formation eau de javel ñu def loolu mu pare ñu def nañu formation jus yóbbu ñu PAMECAS boole ñoo gars yi ñu financé ñu ngi liggéey tubarkalla macha allah suñu koñ ba ngi dëkk ñu ngi ci ginnaaw Miss Thiam ak Omar Gueye battre carte yi gagné ko suñu école ba ñuy battre ci kattan yàlla bëgg nañu Abdoulaye Dieye gagné fa ci incha allah ndam mi jox ko Macky Sall ci barke Seydina Mohamed. di dalal gan ñi fi ñëw di nuyu suñu président Ablaye Dieye di nuyu responsable yi nga xam ne ñoo fi ñëw suñu présidente Mame Mbaye Gueye Aïda Gueye Maodo Malick di am koo xam ne su ma ko tuddee sama xol day tooy muy sama mag Ramatoulaye Dem Ramatoulaye yow yaa dalal sama xel tey ci élection yi en 2012 dangaa jàpp Macky Sall indi ko sama kër ñu dik ko ni dangay gañe kon tey su Ablaye Dieye dee ñëw nga dagg sa yi te ñëw taxawal ma ci kanamu Ablaye damay xam ne victoire mooy am yow yaa ma dugal APR yow yaa ma ñemeloo APR président Ablaye tey mitinu ma tey débat laa organisé woon xëy na nii la ko yàlla dogalee guddi na bi ma convoqué dama convoqué femmes yi nga xam ne ñoom nga financé woon jox leen sa alal ñi nga xam ne ñoom nga formé woon jox leen seen alal groupement bu jot nekk ma woo ci ñeenti nit ci ngoon ba tey fii dafa fees dell courant coupé genn wàll gi yépp ñëw ñibbi tonton Fallou li nga wax dinaa ko dëggal dangaa ñëw nga ni ma man ci docteur Ndiaye laa nekkoon mais Omar Gueye laa bëgg nii mu nekkee ci terrain bi ma ànd ak moom gunge ko ci est bi man la demal nga waxtaan ak suñu kilifa nga ñëw ni ma fan mooy seen centre man la Ibakati ba nga ni ma dinaa la ndawtal ma foog ne day kaf mu jox ma ay électeur li ma tëjal ci sa bataan heure boo ko soxlaa laa koy jox tey mu ñëw feddali ndawtal bi kon tonton Fallou jërëjëf président Ablaye maa ngi feddali sama kóllëre ak yow di la wax tey laa gën a jël engagement ci Siggi jot na nee naa la ni la Siggi jot na tey bu ñu doon séddale gato bi damay taxaw ni sama wàll man yaay sama jàmme yow yaay sama xarit Thiès bari na ay politiciens man maa jël engagement jël ànd ak yow liggéey dama lay gunge ba la 24 ñu tànt ko bayal ñu feete suñu victoire. maire Mara jërëjëf waa Siggi jot na jërë ngeen jëf Seydina Omar Gueye nag moom duma noppi di ko wax ndax ragal féete day xañe wërsëg mooy sama coordinateur moo may coordonné ci lépp moo may gunge fi mu toll kenn amul jot kenn ku nekk yaa ngi sa dara waaye moom ba tey mi ngi ci terrain bi barki démb prison lay yendu moom mii góor quartier femme formé femme ya fa nekk lu kenn musta def ci Thiès yow Ablaye Dieye def nga ko ci Thiès lu kenn musta def ci Thiès Ablaye Dieye mii moo ko def dugg quartier femme 72 heures formé ay détenus ni leen dama leen ni jàppale te yàlla tax yow sa doole ji nga am yamale woo ko ci ñi lay topp naan la mbubb ak dàll danga kaa def ngir askan wi étudiants yi ban leen ni seeti dangaa fekk nga tukki ba ma la woowee ni la étudiants yi da ngeen ne ma doon leen ay Baay Faal ngeen jàppal leen ma étudiants yi képp kuy autorité Thiès def na ci sa loxo ñoom ñii waa maire 800 xale lañu xamal ma ni ma foo ne foofu lañu ne man leen man Ablaye Dieye laa nekkal ñu ne ma bis ni ki tey dañuy ñëw ànd ak Dieye Ablaye Dieye ñëwuñu fi nag pour wanewu ci média yi wala ñu ñëw fi pour lii waa université Gueye say doom lañu say rakk lañu kenn ku fa nekk dem na fa wax fa ay engagement te defu ko waaye yow la nga waxoon def nga ko jàppaleel étudiants yi jàppaleel say jigéen man de jigéen ñi ma àndal kenn ku ci nekk mën naa siggil ni Ablaye Dieye siggil na ma ñi fi taxaw ñëpp jot nañ ay financement 10 millions la ma jox ni ma financer say femmes kon yow jaaraama wàccoo nga ak man ma lay gërëm di la sant di feddali sama kóllëre ak yow di balu ñëpp ak ñëpp ku ma ci tooñ nag ma baal ak politique du noonu ay famille lanu yéen laa bokkal maa ngi leenu balu yéen ñëpp ak baal leen ma yéen ñëpp ak balu naa leen ak baal leen ma yéen may dégg dama leen a balu ak baal ngeen
nañ ma waa kon wa salaam ma feddali waa rek sama kóllëre ci sama càmmañ ku ma bëgg nag ma ko jàppaleel kase man ooma leader xooma Macky Sall yow laa xam jéema Samba ak naata yal na la yàlla may ndam muy ndam lu oyof ci sa kaw jërëjëf. Ablaye xëj na kàddu yi sax mënoon na ñàkk ndax jigéen ñi wax nañ ba pare waaye teraanga la di la sant di la gërëm di la nuyu mère Mara maa ngi lay nuyu Ajaarama maa ngi lay nuyu Aïda bu gëm sa bopp aussi maa ngi lay nuyu tey nag moom mënuma woon wuute bis bi ndax Miss daf ma woo xamal ma ni danga koy seet si tey ci ngoon ba tey ñu ngi fi toog di xaar te fierté lañu am pour toog di xaar xam nga lu tax yaa def li tax jigéen ñi desuñu ginnaaw président Macky Sall defal na lu ne jigéen ñi defal na leen CMU defal na leen bourse sociale defal na leen gratuité vaccin du col de l'utérus defal na leen lu ne yow nga ñëw yow tamit def la même chose jox jigéen ñi financement yaa ngi ci njaboot gi yaa ngi ci góor ñi yaa ngi ci jigéen ñi yaa ngi ci mag ñi yaa ngi ci ndaw ñi dama ni sama maam doon na wax naan ku sarax ndongo ndongo xam na waaye ku gën a sarax ndongo ndongo xam na Ablaye dañ lay wax jërëjëf yàlla na la suñu borom taxawu ba ñu am ndam ci suñu commune est bi parce que c'est la plus grande commune de la région de Thiès ñu war ci bàyyi xel bu baax di ñaaxaat jigéen ñi fecc yi neex na lool woy yi neex na lool te débat yi neex na lool mais ñu farlu ci voté bi voté ko jaarale ko ci yoon jox suñu président ndam allahumma salli ala sayyidina Muhammad. di nuyu bu baax teeru bi ngeen ñu teeru kontaan nañ ci mais di beral suñu nuyu ki nga xamante ni mooy suñu jigéen comme ni ma ko waxee rek yàgg naa ko wax ay qualité am di qualité engagement ak détermination donc tey lii day traduire rek li nga xamante ni moom la am ci mouvement Siggi Jotna muy suñu sœur Miss Thiam ñu ngi koy nuyu di ko féliciter di ko encourager si lii nga xamante ni tey moo tax ñu jóg mais aussi di si nuyu di féliciter ki nga xamante ni mooy góoram Omar Gueye vraiment gis nañ seen taxawaay ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm comme ni ko message président Macky Sall waxee rek mooy nañu def ay proximité nañu def ay porte à porte nit ñi déglu message bi nga xamante ni moom lañu war a joxe mooy son bilan et aussi son programme donc tey looloo tax ñu jóg def ay porte à porte def ay proximité di jégalu si xaar bi parce que yàgg na mais fi ñu waroon a jaar yëpp il fallait que ñu toog waxtaan ak nit ñi lancer suñu message pour que ñu mën ko dégg parce que tey jëriñ bi mooy nit ñi approprié wu le bilan du président Macky Sall nit ñi approprié wu son programme donc moo tax fu ñu jaar rek taxaw nañ fa sensibiliser nit ñi comme ni ko sama sœur Mame Mbaye Gueye waxee tëgg bi neex na fecc beeg way bi mais li gën mooy wax ak nit ñi ñu dégg le message du président de la République mais loolu buñ ko defee rek damay sant ñi fi jël kàddu seen kàddu rafet na jiital si suñu frère Ibrahima Fall waxam rafet na di une personne boo xamante ni dafa engagé déterminé que pour le développement de Thiès di koo xamante ni tey am na cër si Thiès ndax liggéey na fi liggéey bu am solo donc ñu mel nii dañ leen a war a accompagner dooleel leen ndax téy nañ nit ñi am nañ ay nit parce que nit kat du am mais yëg-yëg bi nga am si population bi te ku am yëg-yëg la ku am pas-pas la si population bi donc ñooñu dañ leen a war a taxaw accompagner leen pour que Thiès mën a jëm kanam mais aussi sunu frères yi sunu jarbaat yi sunu doom yi les étudiants du maire ñooñu man dama leen wax mention spéciale ndax seen engagement ak seen détermination derrière le président Macky Sall mais aussi derrière leurs camarades étudiants parce que tey mënoon nañu rek ñun maire la ñu nekk donc suñu yeneen camarades étudiants yi jëkk ci yeneen dëkk yi duñu leen taxawu mais tey ñoom dañoo il défend la cause estudiantine donc tey vraiment je vous félicite et di leen encourager te xam ni li ngeen def loolu la président Macky Sall soxla parce que la fois passée bi ma ñëwee seet si leen vraiment vous avez tenu un discours boo xamante ni c'est un discours d'apaisement et un discours fédérateur pour que tous les étudiants mën a taxaw liggéey ngir Sénégal jëm kanam mais pour Thiès jëm kanam donc dégg naa seen i doléance
donc tey ñun ñëpp jaar nañ si vie estudiantine xam nañ ni mu méttee xam nañ ni aussi le président Macky Sall mu ngi def ay jéego yu am solo peut-être rek affaire yi moo xaw a yéex moo xaw a sooxe mais xam naa ne le président Macky Sall dafa am vision dafa am yaakaar si ndaw ñi am yaakaar si université parce que c'est le seul président boo xamante ni bi mu ñëwee en l'espace de 7 ans yokk na fi yeneen 5 universités donc je pense que ni ce président là il mérite l'appui des étudiants donc étudiants yi ñu ngi leen di wax ni dégg nañ seen doléance dégg nañ seen i wax parce que it ñun les hommes politiques ñun les leaders d'opinion ñun les leaders de développement ñoo leen war a accompagner parce que l'État aussi ne peut pas tout faire donc tey yéen a gën a soxla social parce que vie estudiantine xam na ni mu mel yéen a gën a soxla accompagnement donc ñun comme ni ñu ko waxee rek c'est vraiment je m'en félicite par rapport à mes lieutenants yi nga xamante ni ñooñu laa boole woon ak ñoom tey témoignage yi ngeen def fii gën na ma joxaat confiance ak ñoom xam ni kat li fa ma leen teg ñu ngi koy doxal di leen accompagner tey dinañ renouveler encore suñu confiance ci yéen renouveler suñu soutien bi nga xamante ne war nañ ko taxawu les étudiants parce que kat ñun ñi ay ndaw lañ ñun ak étudiants yi ñoo bokk la même génération donc on doit travailler pour le devenir de notre pays qui est le Sénégal et aussi les étudiants doivent jouer un rôle très important accompagner leen ba ñu am un bien-être universitaire donc je pense que loolu dafa am solo donc dégg naa seen wax je vous félicite et je vous remercie te it am ngeen wàll ci campagne électorale vous les étudiants vous êtes les jeunes et je vous dis que la victoire du président Macky Sall repose sur vos épaules et c'est un défi là c'est un défi comme ni nga ko waxee vos jeunes filles dañu engagé wu déterminé wu chaque jour ñu ngi dugg ci école yi di sensibiliser les élèves yi nga xamante ni toll nañ ci vote c'est-à-dire les primo-votants pour ñu voter le candidat utile le candidat apte le candidat de l'émergence qui est le président Macky Sall donc maa ngi remercier ñi nga xamante ni tey mooy les femmes du comité électoral de la commune Est sunu sœur Mame Mbaye Guèye tey damay am fierté di ko fu ma dem dama ko fay fekk parce que jàmbaar la mënoon na toog mais jàmbaar la mu ngi liggéey bu am solo ci responsabilité yi ñu ko jox ndaw la mais elle le mérite donc dafa am mérite avec ses collaboratrices Aïda bu Maodo Malick aussi gis naa fu Mame Mbaye taxaw ngeen donc vraiment on vous félicite di leen remercier ci seen engagement ak ci seen détermination mais aussi di nuyu waa comité électoral ouest te loolu bu ma ciy wax dama ciy jiital ki ma fi fekk di dama dem bokk ci sama frère sama xarit le coordonnateur Demba Diouf yebal fi ay éléments pour ñu ñëw accompagner ma donc tey Thiès ñun fu ñu taxaw war nañ fa mën a am légitimité le mouvement Siggi jot na fu mu taxaw muy nord muy ouest muy est am na fa légitimité parce que dañu liggéey que pour l'intérêt de Thiès mais aussi pour l'intérêt du président Macky Sall leader yëpp suñuy xarit lan kenn duñu wutal noonu amuñu noonu kenn donc tout le monde suñuy xarit lan parce que benn objectif la ñëpp am mooy liggéey pour la réélection du président Macky Sall c'est le seul mot d'ordre et on a un défi nag Thiès a un défi de réélire le président Macky Sall parce que c'est le candidat utile c'est le candidat bi nga xamante ni mooy espoiru Sénégal mooy espoiru jeunesse bi donc maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen wax ni yéen waa Parcelles am nañ ci yéen yaakaar au soir du 24 février ngeen jox le président Macky Sall ndam mais du ma terminer te du ma remercier Fallou nga xamante ni kàddu yu mu fi jël rafet na di nit ku engagé nit ku déterminé te it femmes yi topp nañ ko parce que gëm na leen Fallou dégg nañ seen wax ñun ku ñu xam ni ci capacitation des femmes la ñuy yëngatu ak ci autonomisation des femmes Miss wax na ko te tey moom femmes yi nga xamante ni accompagner leen financer leen ñoom tey ñëw nañ dëggal loolu donc je pense que ni dinañ dox ci loolu te loolu mooy engagement président Macky Sall donc nañ ko jàppale jox ko beneen deuxième mandat pour que Thiès mën a choisir la rupture mën a choisir le camp de la vérité le camp de l'endurance merci beaucoup. dem bu ñibbee mu tas ndax lan nañ naan Mor Gueye kenn lu muy def ci kenn def ko fi kenn man de gis ma ko fi def jumaa yeeg jàkka yeeg daara yeeg Ablaye Dieye mii balaa ñu naan Ablaye Dieye
socialam ci néegu diine yi la commencé am na lu ma ci xam lu leer am na kii néeg boo xam ne amul lu mu ci deful ci àdduna am na kilifa diine yoo xam ne teral na leen ba sonn ba def lu nekk ci diine ji Ablaye Dieye mii lu baax dong lay def Diop jërëjëf comme Diop yow ku baax nga jarbaan nga xarit nga nit ku baax nga Ablaye Dieye jërëjëf nii la politicien day yomb politicien bu la jafeel boppam su la nee mun na fal président day nax boppam mais yow jërëjëf yàlla na la yàlla jàppale xam daa daal yaa ngi Mor bu ngeen jàppoo es bii dina am changement ak Mamadou Ngingue man gëm naa loolu man Omar Deme kees kenn génnu ma koo xam kenn nanguwuma ko man dama toog jàpp sama ñàmbur ku ma woo nag ma wuy la dem ci Ibrahima Wade laa demoon tey maa ngi nii ci yow mais Mor ak moom kontaan naa ci jërëjëf yàlla na yàlla def ñëpp di sant bu baax di gërëm kàddu yi rafet na day jiital suñu nuyu sama frère sama xarit di référence yu bu baax El Hadj Mor Gueye Sopé moom de dama naan man maa ko deseel wante ni deseel ci dara ndax nit koo xamante ni day jàppale de loin parce que dañ naan jàppale nit dafa am de près ou de loin mais mu loin koo xam ne du sa mu ngi si taxaw dina jàppale kooku kooku sànq am na ko fi wax moo ko gën a nawe mën a jàppale mooy sama bis bi nga xamante ni moom laa am mooy gàmmu Tiwaawan ay daal bi Cheikh yow gëm Seydi Hadji Malick gëm njabootam lépp sang tedd bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax te li bësam moom mu si soppee nabi am responsabilité bu kawe kawe foofu ci Tiwaawan bi recevoir ay ngeen yu bari bàyyi yitteem yëpp ñëw seet si ma loolu dafa fort ci ma loolu yëpp kawe kawe la sama diggante moom te pas-pas rek ak fonk ma rek moo tax mu doxale donc yow moo suñu xarit nga suñu mag nga suñu kilifa nga sax dañ koy wax ndax li nga may defal si ay conseils si ay xaxalaat si ay orientation loolu ñu amul sa fay ñaanal yàlla rek Thiès ba tey ñu dénk ñu ay responsabilité c'est parce que liggéeyal askan bi rek parce que àdduna kenn mënul def dara muy neen tey ñoom bu ñu ma ko joxul woon askan bi jox ma ko tey dafa wane ne rek pas-pas bi nga xamante ni engagement bi nga xamante ni am nañ ko suñu dëkk bi Thiès Thiès lañu bëgg ñu jëm kanam nit ñi lañ bëgg bu ñu feebaree fekk nit ñi ndaw yi lañ bëgg bu ñu waree am liggéey jigéen ñi lañu bëgg bu ñu waree liggéey am liggéey donc loolu rek mooy suñu souci te loolu gis nañ ci président Macky Sall nga xam liggéey bi am solo mais aussi président Macky Sall ñu mel ni yéen te ay homme social donc dañ leen a war a dooleel si li nga xamante ni moom ngeen liggéey taxawu leen yëkkati leen parce que ku leen dimbali askan bi la dimbali donc daal loolu mooy wax ki nga xamante ni doon naa ko wax di la wax ni moom élection yii di ñëw soxla nañ ci pour nga woote dal ak jàmm ñu voté si jàmm jibbisiwaat ci jàmm mais aussi ñu ñaan suñu président mi nga xamante ni moom lañ am yaakaar mu am ndam au soir du 24 février ñu ngi lay renouveler encore suñu confiance te xam ni avenir du Thiès yow da nga cee bokk devenir du Thiès da nga cee bokk donc it xamal ni taxaw nañ si sa gannaaw nekk sa wet pour que Thiès ñu mën ko jëmale si kanam donc loolu ñu ngi la ci sant bu baax di gërëm sa collaborateur yi fi nekk yëpp di gën a Imam Deme moom kenn mënu koo fay parce que li ko ñor suba ba ngoon jot mooy boole defar ñëpp ay xaritam lañ donc du wax lu ñaaw du def lu ñaaw li ko ñor mooy Thiès nekk ñëpp nekk benn booloo nekk benn donc tey fii kenn mënu ko lim si nit bu baax Imam Sakho li wax defar Diop moom kenn amul fayam xam nañ nit wax bu baax yi nga xamante ni fu mu toll koy wax donc sa collaborateur yëpp sant bu baax di gërëm aussi man ma àndal di ma taxaw chaque jour suba ngoon bu dégg bëccëg xam ne rek Thiès rek moo ñu ñor bëgg Thiès jëm si kanam moo ñu ñor te loolu dañ ko partagé avec la vision de président Macky Sall ñu ñaan ba ñaanal ni bu nga bëggee sallallahu alayhi wa sallam si barkeem président Macky Sall am na. asalaamaaleykum. wax bi gën a jël ci si nuyu mbooloo mi nga xam ñoo fi nekk
jiital ci léegi sama frère Ablaye Dieye moom yàlla moo ñu boole quoi. ñu bokk ay jikko bokk ay gis-gis loolu moom ci li may jëkk yëkkati kàddu lay doon di nuyu nag soxna Miss parce que moom suma sœur ba pare nekk sama xarit di nuyu suñu Omar sama collaboration bi yëpp maa ngi leen di nuyu Diallo Omar di nuyu waa Parcelles yëpp aussi di wax laay ni ko daal ñun ak yow benn lañ ñun loo nekk rek ñu ànd ci ak lu mu doon am parce que li ñu xam ci yow mooy lu baax lu jëmale dëkk bi kanam loo xam ni lu taaral Kees ci loolu rek kon nag ñun dañuy gëm ni loo nekk rek dañ ciy ànd loolu dama koy wax foo xam ni nekk ko foofu léegi rek yaakaar naa ñu ciy waxtaan am saako man na ko seere di wax ni lépp loo xam ni laay bëgg na ko ci Kees man moom lay jàpp loolu moom dama koy wax sax loolu moom la ci sa xel daal ñu lay ñaanal bu baax suñu borom jàpp la taxaw la foo bëgg àgg rek wala nga bëgg fa àggal dëkk bi suñu borom jàppale la nga ñaanal nga am ni nga ko bëgg di nuyu mbooloo mi yëpp nag wax moom da dul sama gars yi en général ñoo yor kàddu yi mais wax xaj na tey mënut a ñàkk waaye daal ñu ngi sant di gërëm di leen ñaanal yéen ñëpp suñu borom defal leen jàmm defal leen tawféex ñu dugg ci élection yi ak bismillahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin ñu dal rek te góorgóorlu jàppale laay bu baax a baax a baax ba ndam li mu bëgg mu am ko ci wàllu tur salaamaaleykum. damay wax toujours ni seen yaay ñii lu ñu am jombu leen ndax seen yaay daf ko liggéey di leen xamal nag ni bi di leen xamal ni Ablaye Dieye dafa ñëw këram fekk fi magam ak jabaram ak ay dëkkandoo suñuy dëkkandoo ñu fas yéene lépp loo xam ni daf ciy yëngatu daañu rus di yëngatu loola feneen te fekk moom ma nga ciy yëngatu loolu mooy sababu Ami Collé bu muy yëngatu ci lu mel nii mu fas yéene yëngatu ak Ablaye Dieye maa ngi jël gërëm imam suñu imam bi imam ratib bi imam Diagne di gërëm waa koñ bi di gërëm ñëpp di leen ñaanal daal yi ñu sumb yàlla nañ ci génn ak jàmm ak ndam loolu daal laa ko gan xamal ma it ne gan gi ka rakkam la te sama digganteeg moom it fii ci Parcelles Assainies rafet lool te dara boolewuñu lu muy diine ak jikko moo nu boole mag moom nda am na jotaay yoo xam ne yii léeg-léeg mu yéeme waaye nag man sama fit dafa àgg ci yooyu bu ne imaam ba ma nga nekk ca fa ñuy sàccoo fa ñuy fecce ak fi réew mi toll di gën a imaam yi di wax waaye man dama jàng ci diine ñu ni man kaana yuminu billahi wa yawmil axir fali yukrim dayfahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku gëm yàlla ak yonent bi na teral ganam jàmmi Sénégal moom la ñépp xaj waaye ayu Sénégal wóorul bu kenn ñaan ay bu kenn ànd ak ku bëgg ayit nag waaye fu ñu leen wooyee ci jàmm rek jàppale ne amu leen droit taxaw il faut ngeen ànd ak nit ci jàmm ñun foofu lañu bëgg a féete ñaanal suñu soxla bu baax Fatiha bismillahi rahmaani rahim. lii ma jàkkaarloog moom te fas yéene koo jàppale te yàlla rek tax ci diggante ay waajuram ndax mbokk ñu boole ku ne soxla na ma nag ma bañ waaye moom bu ma soxlaa ku ma soxla day ñàkk te man dama fas yéene taxaw rek pour jàppale ko waaw. maa ngi sant yàlla nag di leen gërëm ndax depuis tàkkusaan ba tey mbooloo mi bëri nañu bëri ga nga xam ne wax dëgg yàlla dama leen a mujjee yeewi ndax dafa am ci yeneen yu ñu nekk. xool fekk sa ko fii si goxam ak njabootam mais nuyoo bi aussi dañ ciy boole sunu frère Samba Diaw gis nañ ko mu ngi fii di sunu mag di sunu xarit
di sunu lépp donc ñu ngi koy nuyu bu baax nuyu waa këram nuyu njabootam gi yëpp ne ay njabootam yàgg nañ leen gis ci yëngatu mouvement Siggi Jotna di ñaax rek waa Parcelles ne dëkk bi dañ ko yàgg a jox ñoo xamante ni ànduñoo ak président Macky Sall. ku mënul defal sa gox mënul defal sa quartier mënul defal sa dëkk mënoo defal réew te ki di yaakaar ne moo mën a defal réew mi mooy le président Macky Sall donc waa Parcelles ñu ngi leen di ñaax ngeen jëli seen carte électeur si jàmm ak si Sall dem voter le président Macky Sall ndax mu am ndam parce que ndamam mooy sunu njëriñu ëllëg ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm.